di am contentement je pense que ni kaddu yi ma fiy wax kaddu gërëm ak sant ak quelques éclaircissements dinañ ko def mais li ci ëpp ci kaddu yi ay kaddu de reconnaissance lay doon souvent j'ai l'habitude de le dire ñi may àndal nii mooy ñi ma bokkal parti ak ñi ma bokkalul parti parce que man parti politique bi ma ne mooy la République des valeurs dirigée par le président Thierno Alassane Sall ñu ci bari ñu may àndal politique guñu nekkuñu ci parti politique defuñ dara maanaam ay doomu zone nord lañ ñenn ñi samay amis d'enfance lañ ñenn ñi dañoo toog ba gis ni ça fait plus d'1 an li ma leen di wax nii que dafa war a am un changement radical dans cette commune ñu ànd fekk man ma nekkoon ñu fekk ma may def social parce que man loolu laa xam université bi ma fa nekkee Zal mi ngi koy junj commission sociale laa yoroon man télé ak rajo yi 2009 laa njëkk a toog télé 2STV avec Pape Alé Niang sama gars yi ñu ci bari sax sama jaar-jaar universitaire peut-être xamuñu ko mais de toutes les façons au fur et à mesure ñuy dem dinañ xam seen doom dinañ xam seen rak dinañ xam seen frère les Amazones Ndeye Fatou Faye pour ne citer que cela ñoom Xaadim Wade Loum ñi ma bokkal parti ñii moom duma leen citer ay Zal Lamine Dieye ci gay laay si vraiment xam nañ man xam naa te dama leen di wax engagement bi ngeen jël ak fi ngeen teg seen tànk bu leen ci xaar kenn gis nga maas bu doon yox-yoxi sax romb leen ko ngeen dem parce que yaakaar dafa fort te commune bi kenn duñu ko changé loo ñun les jeunes ñoo war a jóg taxaw jële fi ne on en a assez vraiment on en a assez maire bi 4 ans 7 ans plus de presque 3 milliards de budget boo koy dajale parce que 600 à voire 800 millions de budget la am par an mënuñoo wax ni lii la fi def ku mu mën a tegal lu palpable ne ma Lamine Diallo lii la fi def mënul ne gis nga pavage yi c'est pas le projet de la mairie c'est PACASEN te pavage yi ñu def fii dañ leen waroon auditer financièrement et techniquement moi je sais ce que je dis pavage yëpp dem na c'est honte la sax ñuy wax pavage yi jaar tali taax kaw man bu ma fi jaaree bi ñu koy débuté di ko liggéey en plein travaux sama xol da doon metti parce que dama ko jàng dama xam ni ñu koy defee moo tax loo ci gis l'État finance des millions ñu indi fi ñoo xam ni xamuñu leen yow tey booy def pavage sa commune nga war a def appel d'offre war a dimbali sa waa commune y a des entrepreneurs qui sont dans la commune dafa appel d'offre communal état bi moo indi projet bi yow en tant que maire tu peux demander ne ko lii dama koy def appel d'offre communal xam nga parfois bailleur day ñëw ne la appel d'offre international tey ñu ne appel d'offre sous-régional y a tous ces détails là boo ko defee tey y a un entrepreneur de la zone bu koy gagner forcément il va prendre la main-d'œuvre locale te main-d'œuvre lu ci gën a gaaw mooy pavage mais fii ñu fi doon liggéey kenn xamu leen entrepreneur bi kenn xamul fu mu jógee ñu ni ba pare ñuy mu boo projet bi te du seen projet je pense que ni naxe yooyu dafay war a jeex gis nga poste de santé Ngent bi mu nee ñuy nax nit ñi bi gars yi génnee collectif bi mu daal di bind lettre j'ai vu les 2 lettres moom bi mu bind waa cadastre pour ñu ñëw délimiter ko il est intelligent il a écrit au cadastre pour la délimitation d'un terrain pour une école et un poste de santé mais surface bi mu waroon délimiter joxewu ko mais ma fi yàlla dimbali nañu ñu am tuuti. xamuñu wax ma xam damay dem weekend du ma dem parce que damaa dem ñibbi lundi war a ñëwaat si weekend bi yow kañ nga ñëw ak kañ nga dem man leen lu xew ñu ne ma xanaa gisoo programme bi après ma rey rek noppi mais li lay wan ni yéen a ngi jouer seen partition ci plan communication bi et l'organisation bi ma gis ngeen def ko nii ànd nekk benn nit boo ko jiitee da nga koy wóolu gis nga am na ñoo xam ne dinañ gis seen mbir mi di commencer dox ñu bëgg a jaar suuf bëgg a damm non da ngeen di am fulla am fayda
koo xam ni caaxaan moo ko tax a jóg liggéey taxu ko jóg ngeen jël ko seppi teg ko fële mu dem ngeen dem ak li ngeen yor tôt ou tard dëgg mooy njëkk mooy mujj li ngeen di wax nii man xam naa bu baax Tapha mi ngi wax xam nga àdduna def lu baax rek am solo yàlla xam na ni xaw ma ni woon sax Tapha Touré nekk na université man jiite naa 2 ans la coordination des étudiants thiessois de Dakar xaw ma ni woon sax xam naa Ousseynou si turu ko mu tëdd mais xaw ma ko woon xàmmeewu ma ko woon. faculté de droit yéen a ma fa inscrire. waaw boobu sa présidence la woon. moom laa wax am nay jamono moom ba tey ba nii fan yi rek dem naa foofu ay xale am logement ñoo xam Thiès lañ dëkk dama fa jaar nii rek xale yi wax ma ko il suffit un appel ka ma ko wax mu jël leen loger leen dañuy sant yàlla jàpp nañ ni suñu way ñaawu fa te noonu lañ nar a continuer di ko doxe ñii ku si daan ñëw ñoo la daan jox bourse ñoo la daan jox néeg ñoo la daan lijjanti inscription yoolu yàlla may na ko si juróom-ñaari at ñu nekk université téye ko nii nekkuñu fa woon yaafus lu wér laa leen di wax boo leen gëstoo di ngeen xam moo tax mairie bi Lamine bi muy génn naan ñi ay xale lañ xale yoo xam ne la ñuy gérer la ñuy lijjanti par bis yow mënoo ko mënoo créer emploi mënoo def dara ñun li ñuy créer emploi fii duñ ko wax léegi naa Tapha di ko wax mais on crée des emplois suñu carnet d'adresse may nañu ko am na ñun jàng ndool ñu ngi si yeneen mbir da ngay jékki-jékki woote da ngay jékki say sax nit woo la foo xam bi ngay nekk université da nga ko taxaw nekk extérieur wala fenn ne la saa gis naa ni yaa ngi def social bari lii maa si teg loxo moo tax dañ koy sante yàlla te li ñu nekk nii fas yéene wu ñu di si jóg dañ koy gën a yokk di dox ba suñ borom bi ñu moom mën ñu jël te yàlla na yeex amuñu lu ñu siy ragal parce que li ñuy def dafa leer ñi xëccoo maire fii yëpp di coow di fër di génn ay jaaykat suuf lañ gars yi nañ arrêté bu ñu nax jaaykat suuf boo ko joxee sa maire yi mooy lor nga sa bopp gis nga fi mu toll nii bi problème mu suuf si yëngoo ñoom ñëpp a taxaw tey kenn ñemewu see génn dem ne damay doon candidat yaa ngi ragal président bu fekkee yaa ngi def lu jub yow amaana boo mënee taxaw sa kër te na ngay gis ñeen ñi taxaw seen kër seen papa wax ñu def le contraire président de la république da ngeen di ànd yéen a bokk parti ànd nawle la day am nu mu gisee nga am noo gisee mais boo demee ba yow gëmloo nit ñi dugg si nit ñi waxal leen jaxase nit ñi jaxase waa koñ bi jël xale yi influencé leen ñuy xuloo kee di coow kee nga xëy yow mën ne du yow yaa doon wax mais mesure wuñ sax ñoom li ñuy def moo tax nañ leen am fullaak fayda sanctionné leen ba mu saf sap balaa midi ñëpp xam ni carte jeex na Lamine avant muy dem élection dafa war a xam ni Thiès waaye pare nañ ci ñoom man Tapha dama leen di remercier di leen sant j'ai vu la kay ni ngeen ñu accueillir nit ñi kontaan nañ si bi ma ñëwee fekk ngeen teg benn chaise Tapha il pouvait se dire président ñëw ne day toog sama wet boobaa tamit yéen a ko fal dafa war a toog mais da nga ko gis mu nekk si organisation bi loolu rek signe bu yéeme la day wane ni yéen amul lii amul lii da ngeen di ànd di xàccandoo di dóorandoo vraiment def ngeen ko sax te xamul leen porté bi mais li ma leen di wax mooy dinañ continuer di liggéey on va se collaborer dañ ànd dem ci maire bi dañ ànd di régler problème mu Thiès waay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp formation femmes yi on va faire un programme Tapha dinañ la ko wax parce que war nañoo démarrer pour 4 quartiers et je vous assure que yi dinaa leen former loolu moom man maa ko wax te dinañ ko def biñ ko commencé waxuñu waxi élection on avait l'intention de former 2000 femmes dans la commune nord biñ démarré di enchaîner après benn moment ki doon def formatrice bi amoon benn fracture ci pied bi ñu kii woon tey rek ñoom ñi ngi woon kër ga mi ngi naan ma kañ la ñuy démarrer waat on va démarrer dans les jours à venir et je vais former les femmes emploi jeunes yi nag waaw emploi jeunes yi nag luñ ci mën dinañ ko def li ma jël zone nord fii bu ma ko waxoon sax ni dañ naan déedéet mënta ne mais man lim ren rek moo ma soxal dinaa gis ñenn ñi
chaque weer ñuy yëkkati jënd saaku ceeb ak dëwlin di yóbbu seen kër man fierté boobu rek laa ci am. ma gis tabaski jot booy yeew seeni xar jëmale ko seen kër loolu rek moo sedd sama xol et je vous demande que ñun ñëpp ñu jóg taxaw jàpp jëlee li fi nekk. Tapha jarul sax ngeen ñuy xaar si lenn fi mu toll nii xam nga fu ñu toll ku si nekk fa nga ne xam ne lii dafay war a jóge choix bu baax bi c'est Massamba Diop ñu ànd dem jël maire bi pour liggéey. Je vous remercie.